waaw aywa Mado ci l'utile ak l'agréable rek xam nga Mado ni muy def ba naan nii xool dafa am solo le regard tout est dans le regard. waaw effectivement tout est dans le regard Kebs Thiam xanaa profité waat rek nuyu mbokk téléspectateurs yi ndax sànq jotuma koo def. donc comme ni nga ko waxee rek cette phrase là elle est bel et bien pertinente et elle existe tout est dans le regard. ndax ñun sax bu ñu jàng ci wàllu esthétique bu ma demee ci domaine du maquillage. toujours loolu moom nañu njëkk jàngal. maanaam booy xool looy munti def tout est dans le regard même booy dem sax à la limite di dem ci li nga xamante ne moom moo di ay entretien regard bi dafa am solo donc ak premier xool bi ñu lay xool waaye nag ñun tey ci li ma dem def nag moom mooy xeetu cils yi nga xamante ne dañ ko jël fi mu ne nii mu nekk mode ñi orné regard yi rek voilà jamono bii ñu nekk daal 2018 bi moom dafa gën a xefaat maanaam mooy xef yi nga xamante ne dañ koy collé donte yàgg na mais comme ni ñu koy waxee esthétique dafa nekk tout le temps leen loo xamante ne day évoluer ba tax na ci 2018 bi am na xeet yoo xamante ne dafa xew ñun xale yi jigéen ñi di ko tuddee ay lalal basang ak yooyu waaye lu mu ci munti doon spécialiste yi ñoom defe naa ñooñu ko gën a xam ba tax na dañuy dem seeti kenn koo xamante ne xelam da ci ci dina jaaxal nit yi ndax ab góor la waaye yàgg na ci gëstu ba am ci tey bërëbu boppam di ci former ay nit ñu di ko defal ay nit ñu déglu ñooñu nga xamante ne demoon nañ ñi taataani seeni ay kàddu. waaw sil moom dafa nekk loo xam ne dafa rafet ci jigéen daal lu rafet la loo xam ne daal xam nga xale jigéen bëgg nañ ko trop te gëm naa ne daal day yokku taar. ñëw première fois bi dama fi ñëw fekk ñuy def ay cils yu naturel yu baax moo tax ma taamu fi di fi ñëw ba pare cils day génnee kanam mun nga bañ a maquillage mun nga bañ a def dara da ngay xëy rek dem. ma am na parce que bu njëkk ñu ko doon def xam nga xëy na expérience bi ñu ci am ñu tey ji ñoom bu njëkk amuñu ko son quoi bu njëkk da doon gis ñu def xeef bëti néew yi xam nga yooyu yëpp mais ñun yàlla suturaal nañu ba ñu ñëwee si milieu ba léegi loolu mosuñu dal alhamdulilah macha allah xam nga xeef yi léegi dafa gën a nooy dafa gën a neex a defar fii moom boo ñëwee xeef yi bëri nañ fi trop macha allah boo ñëwee dañ lay proposé xeef yu bëri yaay xool li nga xam ne moom nga tollool ak li nga xam ne moo lay gën a arrangé aussi am na xeef yu gudd am na xeef yu gàtt xeef yi nu mu gën a guddee dafa gën a seer comprendre parce que bu guddee bi moom la xale yi gën a bëgg. bu njëkk ba moom ay cils synthétique laa daan gis affaire yooyu noonu mais fii ba ma fi commencé ñëw ba tey ay cils original laa gis. am na cheveux naturel am na synthétique aussi mais ñun moom fii du ñu faral di def synthétique bi naturel bi la ñuy def. lii silu lal yi la am na silu benn aussi lii ñu ci bari dañ koy lal ci seen bët ñu ci bari aussi dañ koy daggate bu ñu ko daggee ba mu sew teg ko ci bët bi pour mu am aspect naturel doir. bu fekkee ne dañ la silal nga dem utiliser ak ndox bu tàng ci tàng bi moom sil bi dafay gaaw a deñ waaw mais bu fekkee yaa ngi koy entretenir bu baax moom wax dëgg yàlla lu gaaw a deñ sil kay boo ko mascarawee sax ci la gën a rafetee waaw bu naturel mu ngi mel ni sa xef naturel rek nga jël mascara def ko ci day gën a rafet rek day gën a yokk taar bi. Mado mu mel ni nag tendance su xef yi léegi c'est de plus en plus day gudd. voilà plus en plus naturel. waaw comme ni nga ko waxee plus en plus naturel plus en plus gudd léegi moom la xale yi jigéen ñi jël parce que ils ont envie de sublimer le regard ba tax na nag dañuy ñoddi affaire yi termes yi nga xamante ne moom la xale yi di utiliser donc nag da ngay gis façon cils yi dafa bare comme ni ñu ko expliqué bu njëkk bi nit yi dañu xamoon benn bi mais dafa nekkoon cheveux boo xamante ne synthétique la ba tax na boo ko defee dafay ndar ràññ daal ku ko gis xam ni que kii dafa def li nga xamante ne moom moo di faux cils ñu dem ba ci biir am ñenn ñoo xamante ne ñu benn bi ñuy jël bi nga xamante ne moom la ñuy wax lal basang mooy d'un seul coup da ngay jël rek def sa col teg ko ci ras de cils bi mu nekkaat joxaat la toujours li nga xamante ne moom moo di volume bët bi mais comme ni ñuy wax tout le temps esthétique yëf yi day dem ba day évoluer ñu génneyaat yeneen xeetu cils yoo xamante ne c'est fait à base de cheveux naturels donc am na benn boo xamante ne par benn la ci salon d'esthétique yi nag nga koy gën a fekk boobu nañu tuddee extension de cils maanaam ni sa cils yi mel yow par benn boo buddee benn bi bu mel noonu lay nekk ñu di ko
teg benn par benn du ñàkk beneen yoon dinañ leen ko woon en élément naka nañ koy defee mais tey dañu dem ci ñi nga xamante ne ñoom dañu ibbi seen yenn boutique yi wala yi ñuy faral def ci marché yi mooy xeetu cils bi nga xamante ne moom moo di cheveux naturel la waaye dañ koy coller d'un seul coup léegi nag comme li ñuy wax pratique yi nag dafa bari ñoom xam naa bi ñu demee bi ci biir ñoom dañu gis ni que même bu fekkee da nga ko am en cheveux naturel lal bas ak noonu mun nga ko daggate boo ko jëlee di ko coller par benn wane nañ ko ci élément bi daf lay jox toujours un effet plus naturel et puis dafa mel ni da nga def mascara léegi nag am na ñenn ñoo xamante ne ça dépend ci longueur bi dañu bëgg bu gën a naturel am na yenn yoo xamante ne ci buub bi rek nga koy teg noonu rek comme sama waay yi moom daa béré féem dagg ko rek ne ko tàppi ci wet bi sama makku bopp bi keps waaw parce que toujours daf lay joxe li nga xamante ne moom moo di effet naturel effet longueur bi ni ñu koy defee parce que moom la ñuy wax ñoddi bi tu veux avoir les yeux un peu bridés donc da ngay def tuuti rek ci buub bi bu la neexee nga teg ko nag tout à fait en longueur wala nga daggate ko coller ko mais lu mu ci munti doon il est préférable d'aller voir des spécialistes nga xamante ne ñoom jàng nañ ko mun nañ ko ñu defal la ko ba nga xamante ne doo am ay problème am na aussi leneen loo xamante ne dafa am solo mooy type de colle bi nga xamante ne moom la ñu war a utiliser looloo tax dafa am solo voilà ay col crazy non am na ñenn ñoo xamante ne voilà am na ay col crazy am na ay col menthe am na yoo xamante ne vraiment dina joxe ay cas yu critique am na benn cas boo xamante ne gis naa ko peut-être ni photo bi mel moo tax vraiment mënuñu ko wane mais ci loolu la woon dafa demoon marché vraiment def li nga xamante ne moom moo di sil bi mais elle s'est retrouvée tenez-vous bien dem na ba ñu opéré ko elle était en réanimation moom xam na doo mën a tudd turam mais mu nekkoon lenn loo xamante ne dafa grave jotoon nañ ko sax partagé bu baax ci réseaux sociaux yi mais comme nag par pudeur aussi et puis jox cër nit ki doo mun a wane li nga xamante ne moom moo di nataalam mais daal lu mu ci munti doon nga dem seeti ki nga xamante ne moom moo di spécialiste wala yow mi nga xamante ne bu fekkee bëgg nga ko defal sa bopp toujours nga respecter technique d'hygiène yi maanaam di raxas sa loxo ba mu set di choisir col bi nga xamante ne moom moo adapté ak li nga xamante ne moom moo di faux cils bi voilà c'est important parce que y a des faux cils yoo xamante ne spécialement des cols yoo xamante ne c'est spécial yu mu war a àndal donc boo ko jëndee ci boîtam sax day nekk ci biir ba pare toujours utiliser avec la pince à épiler ce qui fait que microbe yi nga xamante ne dafa nekk ci sa loxo doo ko laalee ci sa bët boo jëlee ak pince bi teg ko tu peux l'avoir facilement te doo am benn problème doo ci am feebar wala leneen donte nag opticiens yi ñoom tere nañ ko bay bëgg a dee dàq nañ ko ci naturel rek waaw mascara bu voilà mais daal nii duñu mun sax doo mën a gis di patt patal wala ñu figé nii ay lu ñuy def dañuy patt patal en tout cas daal c'était une tendance moo tax ñu wane ko voilà voilà côté dindi bi voilà ils vont te dire que booy dindi say cils il faut mettre de l'huile xaw ma ban façon huile mais je sais pas ndax loolu c'est recommandé voilà donc bu ñuy waxtaanee aussi c'est vrai ak Babacar bi ñu demee foofu laaj la nee nañu ko dindi bi c'est très simple parce que institut yi ñoom duñ ko dindi voilà institut yi duñ ko dindi duñ la dindi wala ki nga xamante ne am na kenn nag comme par exemple c'est vrai Bintou moom je vais le dire ni romb ko rek bu pomme cannelle moom bu fekkee daf la defal ay extension par benn boo ko bëggee dindi da ngay ñëw ci moom mu dindil la ko mais elle a un produit spécialité tenez-vous bien day nekk ay heure mais boobu dafay nekk par benn cil bi ma leen expliqué woon mooy extension de cils qu'on fait dans les instituts dinañ ci ñëwaat mais bu fekkee xeetu lal basang bi mun nga utiliser li nga xamante ne moom moo di karité parce que on te dit day utiliser lu niin mais nekk na lenn loo xamante ne c'est tellement pratique ba même parfois ba sulmoo ak ndox sax tu peux l'enlever mais boo koy dindi tamit l'essentiel soit mu tooy wala nga def ci li nga xamante ne moom moo di lu niin nga dindi ko méticuleusement parce que boo ko dindee aussi par force da ngay arracher li nga xamante ne moom moo di sa ay vrai cils te mën na la indil problème gannaaw mënuñu koo bàyyi waaw nañ ko defee ci anam yu am solo waaw ci ni mu amee solo daal ndax vraiment ndax nag soit personnel la non mais ay soto xam nga xale yu jigéen ñi tam day def seen ay fëlaale nga naan leen bàyyi waaw naan la ñuy fëlaale waaw mais am na yoo xam boo ko defee rek sa maquillage day gaaw waaw xam nga mooy rek maanaam waaw yeew pop yeeg yooyu yeew pop mooy bii te léegi ñi ngi koy def nag en fait fii ñi ngi ciy def ay ñi ngi koy poosé waaw effectivement ñu koy waaw fii nii commencé di def parce que dañu bëgg mooy ñi amul yéen quoi voilà il ko ci def bu rafet sax voilà ñi bëgg seen bari na façon xam naa du ñàkk aussi boobu def ko nag man bu neex la ay institut yoo xamante ne bu ñi rafet koy la def waaw donc ils peuvent toujours day changer regard yeewu pop la tudd da ngay yeew rek pop page yeewu leen wala dans ma page Facebook non maa ko tuddee yeewu pop mais dëgg la sax yeewu pop la maanaam da ngay xëy rek tubaab fakkaale boo sëlmoo da ngay jàll loolu mënut a ñàkk ci jigéen donc may lancé waale après rek bu fekkee am
na ñenn ñoo xamante ne ñu ngi commencé def remplissage li nga xamante ne moom moo di sourcil voilà donc mais c'est magnifique nag madame waaw mën nañ manifester wu ci page y en a qui mettent par poil nga xamante ne dañ koy kii y en a qui font aussi avec un tatouage mais benn parce que ça donne l'effet d'avoir du volume mais daal je pense que dinañ ko gëstu et puis indi ko teg ko li nga xamante ne moom moo di ci biir Yeewu Leen pour won ko mbokk téléspectateur jamono day dox nag moo tax nag te nee nañ jigéen lépp lu muy def ngir yokk taaram rek dagan na de dagan na waxal ca kaw chaque jour et c'est pas figé en fait fël falaale mu ngi noonu na naturel rek ayo itam le débat est ouvert ci naturel ma ne la mënta ñàkk nan la ay satu xam nga boo ko defoon naan wéri mënta ñàkk ay satu nee na nañu dellu ci naturel bi ma doon nee na ko esthétique bi day évoluer rien n'est figé le choix est personnel nappi xanaa karaw waa itam lan la am ci nappi ça prend tout ton temps même Madone il de Ngor ak Gorée et moi je fais nappi elle va retourner au nappi ndax loolu il de Ngor ak karaw gi yem fii rek xeetu bisu li ko wër yëpp nekk il bijou si salut jeex na bijou le débat est ouvert donc ba tey rek ñu